jërë ngeen jëf mbas mi xas ne xës ci suñu kaw Vox Populi nee nañu ni mu mel ci réew mi jaadootul yëral xët mu njëkk yéenekaay bi li mu bind moo di joote jàngi yokk ci Covid 19 bi bilan bi ñu am ci ñetti fan yu weesu rek doy na ci firnde ne fanweeri doomi aadama ak benn ñàkk nañu seen bakkan ci réew mi ndax coronavirus bi maanaam ci gàttal altine ak léegi daanaka bés bu yàlla sàkk coronavirus bi dina jël ci réew mi fukki bakkan ni feebar bi di lawe ci Sénégal it kenn waxalewu ko ne démb rek am nañu ci bilan bi ñaari téeméeri cas coronavirus ak juróom fukk yu yees ñaari comité di ay kuréel l'Observateur nee nañu moom la ñu taxawal ngir ñuy saytu ñàkk yi ñu war a séentu ci réew mi ak bu ñàkk yi yegsee nan la ñuy def ba li ñu bëgg a ñàkk ci askan wi ñu matal ko comité coordination vaccination la tudd comité bu ca nekk ko jiite ak ña ca nekk l'Observateur bindal nañu ko Soleil national nañu lu jëm ci sensibilisation ak préparation technique ñeel opération vaccination yi président national di Macky Sall sant na gouvernement bi ci ñu waajal ko préparer terrain bi ci kaw loolee Soleil national mi ngi ñuy xamal ne danañu ci boole alkaati ak takk dere ngir ñu jàpp ci ba lépp tege ci yoon lëkkute jamel ne ko naan ñu xanaa Macky Sall ci kaw ngelaw li lay dóori ñàkkam ne ñu ngi waajal loo xam ne ba léegi gisaguñ ko boole ceekit vaccin yi ñuy wax ak di ko séentu ba fi mu nekk ni kenn xamagul ban xeetu vaccin lay doon xamuñu it kañ la ñu war a tàmbali di ñàkk askan wi professeur Daouda Ndiaye di ñu wax ci xët mu njëkk journal Le Quotidien nañu bu ñu bëggee ñàkk yi dox ci réew mi ni mu waree il faut que dañuy leeralal askan wi lépp ba mu leer ci seen bopp su ko defee ñu mën cee ñu ànd daje ji ci lii Quotidien mi ñu wax ne li ñu fi tàmbali woon mu di fukki fan ak juróom yu nekk am ay ministre yu nekk ci gouvernement bi jàkkaarloo ak i taskatu xibaar ngir waxtaane tolluwaayu réew mi loolee ajandi nañu ko ba jëmmi jamono ndax feebaru coronavirus bi xibaar la bu ñu jëlee ci communiqué bu bàyyeekoo ci Oumar Gueye porte-parole gouvernement bi ak li mu amatul premier ministre l'Observateur nee nañu président de la République Macky Sall mi ngi nas ay pexe ngir régler ko li muy waajal moo di fal ay délégué interministériel ngir ñu jàpp ci liggéeyu gouvernement bi ba mu gën a ñoŋ bu ko defee ki nga xam ne mooy secrétaire général bu présidence de la République yu bari danañ ko wàcc nañu war sursuwa docteur Amadou Cissé la xëy di waxtaanal docteur la ci wàllu énergie doo nit ab gëstukat ci wàllu pétrole ak yu nu mel leeral na yu bari ci teeni gas ya tàkkoon ca Ngajaga gendarme bi faatu ca bassin ba ca Ngajaga ñu naan ko Sakoura Badiane Gaye lu bari ci moom journal Rewmi Quotidien xëy na di ñu ko wax Sud Quotidien moom xëy di ñu wax ci fitna jaam ca Casamance moo ngi ñuy xamal ci xëtam mu njëkk ne kuréelu fépp ga fa nekk mu di waa MFDC li ñu bëgg te di ko sàkk ci gouvernement bi moo di ay négociation maanaam ñu bokk toog waxtaan ngir gindiko ay gindiko yu yaatu ci faux billets yi waa division investigation criminelle jàppoon ci Almadi ñoo ngi ci Libération ubbil journal bi faux billets ya mat nañu ñaari millions yi euro ki jiite woon ki ligg ab doomu Côte d'Ivoire la bu tudd Mohamed Bakayoko nee na enquêteurs yi dafa bëggoon a def social ci Sénégal moo waraloon mu doon defar ay faux billets Libération xamal nañu ne matériel yi ñu doon raxase xaalis bi ca marché bu Tilène la ñu ko jëndee ci unité 4 Parcelles Assainies ga ca Kër Massar luy yéeme fa xew xibaar bi mi ngi ci xët mu njëkk La Tribune benn xale bu jigéen bu toll ci fukkat ak juróom-ñaar maanaam 17 ans moo gis benn waay xàmmee ko xam ne waa ji sàcc la sàcc bi bañ xale bu jigéen bi yoole ko tax mu fekk ko këram taal ko xale bu jigéen bi journal bi nee nañu hôpital la mujje waa ji moom daw dugg mbooy gi ba léegi ñoo ngi koy wër gisuñu ko bu weesoo boobee journal L'Observateur moom it xëy nañu ak beneen xew-xewu jamono bu yéeme benn livreur mu di ñuy tuddee ay cag-cag daf ci am kenn ku ñu naan M Fall benn clientam dib commerçant bu nekk marché Sandaga moo ko jox fukki million ak juróom-ñaar ne ko na ko yóbbul Yoff cag-cag bi lëkkaloo ak beneen xaritam bu ñu naan MK Ndiaye ngir mu ñëw agressé ko ñu teg seeni dil waaye waa ji di cag-cag bi dafa dem ba ca biir wóolatul xarit bi ko war a agressé tax mu xaaj xaalis bi jël lenn li denc ko bi ñu defee seeni pexe ba waa ji ñëw agressé ko commerçant bi moomoon xaalis bi am xelam tey ci mbir yi demee ca la demee ca brigade de recherche bu fédéral bu porté plainte contre X gendarme yi nekk ca enquête ba gis ne yëfi dil ba la ko feeñal moo di cag-cag bi dañoo gis ne moom ak ki mu ne moo ko agressé déggante nañu téléphone ay yoon boole ceekit cag-cag bi ñu ko agressé gaañuwul fenn xoosuwul xureekuwul ab moto mit dara si juróom benn fukki dërëm ak ñeent directeur général kër ga xamle lu ni mel Modou Diagne Fada ci ngan ci diwaanu Saloum ne li waral njëg li dunu mën a wéy ak moom mooy kër gi di Sonacos it dafa soxla taxawab diir moom it naal diw gi ngir jaayi ka leneen ci xibaar ñeel wàllu ñàkk gi jëm ci askanu Sénégal ngir jàngoroy coronavirus su boobaa jamonoy ñàkkee gi takk deri Sénégal dinañ ci jàppale waa kër docteur ngir anam ci yemu waree askan wi ñàkku ca président Macky Sall xamle lu ni mel ci conseil des ministres joxe ci ay ndigal ci boowe wànn ñu des ak coronavirus gi ak ci Gambie xibaar bi jëm ci ne dafa am ab virus doomu jàngoro bi bu soppar ñi ko foofee waral jamono yi kër docteur ca Ziguinchor ñu ngi jël matuwaay yépp ceet gi dañoo gën a dëgëral taxawaay yi ngir kon wàllu diagnostic yeeg yeneen enquête ci gendarmerie ngir xam li waral paatuk gendarme bi nga xamante ni moo tàbbi ci xur ca jël ak pël ñu ngi wéyal enquête boobee ci yooyu jamono askan wa dëkkee ca wet ga nag di waa Ngajaga ñoom tiit ak jaaxle la ñu nekkee bu nu sañoon kilifa yi yokkal leen kaaraange gi rawatina luy ñàkk xur wa fa ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane
ñu waxtaanee campagne njaayam gerte gi ak fanu ci toll ñeel kërug diw gi di Sonacos njiit la directeur général bi Modou Diagne Fada xamle na ni lu jëm ci wàllu njëndam gerte gi kilo bu ca ne juróom-benn fukki dërëm ak ñeent Sonacos du mën wéy ci lu nu mel li ko waral di ñoom it dañoo bëgg a taxaw ngir ak nal ak njaay gi ñeel diw gi mu ngi ko xamle ci tournée ca diwaanu Saloum ñu teewlu ko moom Modou Diagne Fada ak Ibrahima Diamé. bu ñu duggee mois de février bu ñu àggee ba ci fukki fan ak juróom yi Sonacos dootul jëndee li muy jëndee jamono bii buñ ca àggee day wàññi ay njëgam parce que tamit prix moyen bu gerte gi su yemee 320 dafay nekk lu nga xam ne dana jafe trop ci ñun pour ñu mën a continuer di def dawlin di def rakkal di def leneen moo tax ñu ngi koy wax ñëpp ne njëg gi ñu jëndee ba mu du wéy daañu àgg jamono bu nga xam ne daañu wàcc njëg yi bu boobaa nag bu coow li départ te fii tamit ngeen xam ne Sonacos moom waxoon na li mu war a wax ba ñëpp déggal ko seen bopp. fu mu nekk ba bu wàccee fu mu jëm. xamaguñu fu mu jëm parce que pour ñu xam ñaata la ñuy dal pour le moment 320 carreaux usine la moom la ñuy jëndee mais pour ñu xam fu muy dal foo ñun ñu waxtaanaat suñu biir ba ne jóge na fii mu ngi dem nangam mais en tout cas day wàcc njëg gi moom day wàcc bu baax a baax su ko defee au moins bu ñu ci foree quelques tonnes boole koog li ñu for daañu am prix moyen ba nga xam ne xëy na doon ñu mën a may ñu def dawlin pour jaay ko Sénégalais yi parce que dawlinu gerte bu continuer nii njëg gi ni nu koy jëndee bu fi benn sénégalais taxaw ne gisuma dawlinu gerte wala benn sénégalais taxaw ne li ñuy jaayee dawlinu gerte cher na ndax mënoo jëndee kilo gerte lu cher ba pare ne doo jaay litre dawlin lu cher. Modou Diagne Fada njiital Sonacos nekkoon ci ngan ca diwaanu Saloum ci etlu gi foofee ca googeeg diwaan mooy ginnaaw gu kër gi di Sonacos Lindiane féete ci wàllu ndajeelem gerte gi collecte maanaam ñu nga ci 3 junni kese yi tonnes ak genn wàll direction générale bu Sonacos xam la it ne lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy collecte dajale mi ñeel gerte gi dana ci soppaliw doxalin at wi di ñëw waxtaan am na ci seen digg ak OPS yi leerali Ibrahima Diamé. machine yi di daw ci biir sekko yi de waaye teewul nag usine Sonacos Lindiane bokk méngaleeg yeneen usines yi daanaka li mu collecté moo gën a tuuti 3 junni tonnes ak genn wàll moom la collecté gum Modou Diagne Fada moom mooy directeur général Sonacos. bu ñu xoolee suñu bërëb yi nga xam ne moom la ñuy jëndee gerte dañuy gis ne ba léegi Louga moo nekk ci bopp bi Ziguinchor ak Kolda topp ci Njaareem topp ci Kaolack mooy Ndaare alors que Kaolack normalement fi la gerte samp loolu nag li ko def mooy Sonacos dafa am ay concurrent fii ci dëkk bi ñu nga xam ne ñoom tamit dañuy jënd gerte mais aussi Sonacos dañ ko war a ndombo ndax bu dee penk sowu gànnaar ak bëj Saalum yëpp am na ay usines yu nga xam ne ñu ngi fa installé di kar li nga xam ne mooy gerte gi nga xam ne moo jëm si Lindiane. ndax nag ba tey ci nii xelu saisonniers yi daan yuuxu dalagul Mbaye Faye moom moo jiite seen amical. Sonacos heure wi waroon naa fen mu am 6 sekko yi bàyyiwu ci 7e sekko tey su mënul am loolu exportateurs yi vraiment ñoo ñu toroxal. tax na nag bi waa direction générale Sonacos fas yéene nañu soppi doxalin ci campagne bii di ñëw comme ni leen ko njiitu réew mi digle woon. pour que comme ni ko président Macky Sall bëggee Sonacos bañ a banque ay loxoom rek di xaar ay nit ñu nga xam ne bu leen neexee ñu indil la gerte bu leen neexee duñ la indil gerte bu leen neexee ñu ne lii wala bu leen neexee ñu ne laa daañ fexe nag ba Sonacos yi boppam moom tamit dem ci terrain bi wutali boppam gerte. waaye nag du doon ne ñi di intermédiaires yi dañ leen di faagaagal bu ñu sukkandikoo ci directeur général Sonacos daañu fexe ba doxal beneen xeetu collaboration ak opérateur yi nga xam ni dina leen génnal Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima ba tey ci xibaaru suba seeg RFM conseil des ministres nee nu ko baaxoo àllarba june dim ndaje kilifteef li ci Sénégal ci njiital président de la République amal na ko démb bokk na ci dogal yu gën a fas jibee ca moom même ndaje lu jëm ci wàllug bu keroogee jamonoy ñàkke gi ñeel Sénégal ak askanam ngir jàngoro coronavirus takk der yi yu Sénégal daan ci jàppale kër docteur ba askan wi ñàkku ci anam yi mu gënee loolee bokk na ci diglay njiitu réew mi président Sall leneen lu fa jibee ne dogal it di ak yeesal ñeel contrat ASP yi ak yeneeni dogal Salif Sow. takk der yi dinañ dugal seenub loxo ci wàllum ñàkk wu ñu war a ñàkk askan wi président de la république di Macky Sall moom moo ko xamle teg ci xamal jëwriñ guñ dénk wàllum wér-gu-yaram ne lépp lu jëm ci wàllum ñaax askan wi ak it waajal ñaq yi lee na ci taxaw ci nu mu gënee gaaw askan wi nga xamante ni ñoo gën a magal ñoom la ñuy jiital ca yëf yooyu le président de la république tamit laaj na waa gouvernement bi ne digal yi nga xamante ni amal nañ ko mu jëm ci wàllum catastrophe sanitaire nañ ko taxawal ci nu mu gënee gaaw li nga xamante ni mooy couvre-feu bu nekkee Ndakaaru ak Thiès it nañ ko wéyalee ba diirub weer
ministère ci jamono jooju tamit le président de la république di sàkkoo ci askan wi ne nekku ne dugal loxoom ci xeex bi ngir ñu mën fi jëree mbas mile ba muy àggali waxtaanam ci conseil des ministres bi ba léegi président de la république jaajëfal na réewum Japon jox nañ ko waa Sénégal ñeent fukki milliards ci sunu xaalis jëmale ko ci wàllum couverture maladie universelle atum 2021 lañ ko war a doore ci jamono jooju ba tey ASP di ñu yore wàllum sécurité de proximité président de la république seen contrat wéyal na ko teg ci at li jëm ba léegi ci wàllum climat social bi président de la république wax na jëwriñ gu ñu dénk wàllum njàng meeg njàngale mi na defaraat école yi nga xamante ni dañoo màggat rawatina école yi nga xamante ni jamono l'indépendance lañ fi nekk ba léegi table banc yi liggéey ba nañ ko jox menuisier yi nekkee Sénégal di artisan yi le président de la république ci wàllu woowu ba tey mu ngi xamal jëwriñ gu ñu dénk wàllum njàng meeg njàngale mi ak bépp ministère ni liggéey yu ñu defoon ci waa syndicat d'enseignants yi le nañu fexe rëkkiwaay ba matal ko. Salif Sow doon ñu jukkil li gën a fës nay dogal ñeel ndajem conseil des ministres démb ci palais de la république ñu des ak jàngoroy coronavirus ca Gambie ci xibaar am na fa ab virus boo xamante dafa wane melokaan geneen ci wàllu kon copparñiku gi waral kilifay kër docteur Ziguinchor tafo Gambie di def jamonoy seen kéem kattan ba daal wàllu ceet gi ñeel yaram yi ñu gën a dëgëral taxawaay ngir moytu doomu jàngoro bu ni mel dañu ciy déglu professeur Ansoumana Diatta pneumologue la bokk ci comité régional bi ngir xeex geeg jàngoro coronavirus ci Ziguinchor ñu teewlu ko Lamine Ba. xam-xam boobu si bii souche boobu bu ñu wax variante ñu ngi si xoolaat bu baax ñi nga xam ne ñooy liggéey si yooyu mooy laboratoire yi ak scientifique yu arñi ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey ñu ngi koy def bu baax ñu ngi xoolaat bu baax souche boobu di ko xoolaat di xam est-ce que ku ko yor pratiquement dafa war a bénéficier du même traitement que nga xam ne dafa yoroon bu kii bi bu classique bi donc ñu ngi xool yooyu lu ñu ñoom si seen bopp ñu ngi def lu ñu wax séquençage pour xool d'abord est-ce que variante boobu mu ngi fii si Casamance wala mu ngi fii si Sénégal ñu ngi koy xoolaat bu baax donc malade bu nekk bu jógee foofu wala malade bu nekk ainsi de suite dañu xoolaat bu ñu ko testé positif dañ koy xoolaat bu baax ñu def liggéey boobu pour xool bu dee loolu ci gannaaw loolu nag ñu ngi koy seetaat tamit parce que pour ñu mën a ko xee il faut ñu xam ko bu baax te buñ ko xamee bu baax dañu am garab bu ñu ko war a proposer pour ñu mën a ko pour ko mën a ko faj si loolu la ñu nekk ni mais pour le moment ñun daal ñu ngi koy jàpp di ko xeex comme virus bu njëkk bi. ñu jógee bët Saalum wutali bët gànnaar ca Saint-Louis ci juróom-ñaar fukk ci doomu aadama yi nga xamante ni génn nañ àddina ci coronavirus gi ci googeeg diwaan di Ndar ñeent fukki ak juróom-ñett yëpp ñu ngi faatu diggante benn fan ci weeru novembre ak fukk ak juróom-ñeent ci fan ci weeru janvier bi loolee nag di daanaka ñetti xaaj yoo jël ñaar ya ci boobu dig-digal moo waral comité d'entreprise bu marché diwaanu Saint-Louis taxaw ngir gën a daal di yokk pastefu gi ak ñaaxe gi jëmee ci commerçant yeeg seeni client Mohamed Nabissi la. comité d'entreprise yi amee marché yi ci Ndar di wéyal tàggat askan wi rawatina commerçant yi ak clients yi ngir ñu moytu lépp lu aju ci wàllu jàngoro coronavirus bi lee Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye moo di seen jiit. ne bi ñoo ngi wax rek ni di fàttali suñu mbokku commerçant yi kenn ku nekk gis na ni situation bi demee kon léegi amul xaj amul seen nan ñu dimbale ngir yàlla lay war a soli kenn ku nekk ni commerçant yi di ko defee jël masque jël gel teg sa place kenn ku ñëw client bu takkul masque na nga ko ni mu jël masque ku laalul na ngeen raxasul bu raxasul na nga ko jox gel mu laal si loxoom. El Hadj Omar Gueye ñu dénk ko wàllub organisation ci kuréel bi muy dëggal njiitam yokk ci jéego yoo xam ni commune bi war na ko def ngir gën a setal marché yi ci dibeer biñ koy tëj. gënal la setal wéral defal nangam ak nangam kooku da ngay jàpp ni yow loolu sa njëriñ la. waaye dañu bëgg rek saa yoo xam si tëlloon nañu marché bi ñun respecté na ko en même temps président daan jël otoom def ci carburant ak gasoil chaque dimanche ñëw di superviser marché bi non seulement que marché bi bu gars yi wàccee gaar ñeneen fii bàyyi te war nañu topp ñu toog la seen kër ñu amal leen sécurité ci marché ba kenn dugg kenn du génn ñu bëgg ko chaque dimanche bu nu tëj loo samedi bi ci guddi gi ñu ñëw defar marché bi ba mu propre bu dimanche bu nu ñëwee képp ñi nekk ci marché bi teg seen bët ni marché bi défecté nañ ko bale nañ ko nettoyé nañ ko loolu moom une fois pour tout ñu ngi koy jooy. ci juróom-ñaar fukki nit yi ñàkk seen bakkan bi corona bi dooree ak léegi ci diwaan bu Ndar ñeent fukki ak juróom-ñett ñoo ngi ko def ci benn fan ci weeru novembre ak léegi RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabissi la. jërëjëf Mohamed RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñeent. RFM rajo askan wi.
gouvernement bu Sénégal doon baaxoo janoo alxamis june ñaari alxamis yu ne ak taskatu xibaar yi loolee nag nem ndaje hebdomadaire la kon ay bés bu ne la ngeen baal ma ci alxamis ji ñooñu ca daan daje ñoom yenn ci jëwriñ ak journaliste yi Sénégal dàq nañu lu ni mel ne ndaje ba beneen ndax coronavirus gi porte parole gouvernement bi Oumar Gueye xam ne lu ni mel ne ñu ngi xalaat nag ci yeneen xeeti tëralin yoo xamante ni dina maye ak wéyal jëm ci wecc kontigee diggante kilifa yeeg presse bi mbiri Boubacar Seye njiital ONG Sans Frontières ci wàllu yoon FDS Guelwaar Frapp France Dégage kon waa FDS les Guelwaar Frapp France Dégage ak Y'en a marre yëpp rafetlu wuñu benn yoon tëj gi jamono yi ñu gis ñoom ci seeni xalaat ne ak jalgati la ñeel wàllu moom sa bopp ci joxe sa xalaat ak it wàllu ba sax ngorog nit ki moo waral yooyu mbootaay di woo opposition bi askanu Sénégal société civile ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy force yu nation bu Sénégal ñu mobiliser wu àndoon benn ci sàkku ñu baax na mu gën a gaawe Boubacar Seye bi nu jàppee sax ab otage ñi dëkkee Ngajaga ñoom ak njaaxle ginnaaw bi nga xamante ni gendarme tàbbi na ci xur bu nu ubbi woon foofee ngir fay lakk gi ñeel teenu gaz bu fa boobaak léegi di tàkk askan wa ne bu nu sañoon kilifa yi jëli matuwaay ba yokkal leen seenu kaaraange rawatina luy ñàkk xur ba fa Cheikh Anta Diop. daanaka tàkk-tàkk li ba léegi nag mi ngi gën di jolli américain yi nag ñi ngi ci ngir mën koo fay gendarme bi nga xamante ne moom moo faatu ci bassin de rétention bi jur na coolu rëy ci dëkk bi ndaw ñi di wax ne ak càggante ci la Mame Samba Gadiaga moom moo yor kàddu ndaw ñi nekk fii ci Ngadiaga. dañuy présenter suñuy condoléances parce que perte bu metti la aussi sooy dégg seen communication sax da ngay sentir ni joxuñu ko benn fulla bassin de rétention bu toll nii ak dimension bi mu am li ñu ci def ci ndox donc kon mérité woon na ñu defar des barrières de sécurité mu wër ko barrière de sécurité yi am na benn côté bi muy côté bi nga xamante ni moo sës ci côté bi teenu gaz bi nekk mais côté bi féete ak dëkk bi amul benn barrière. mi ngi ñuy xamal ne nag teenu gaz yi bari na lool ci dëkk bi waaye nag nee nañ amul leen benn njariñ. Forteza depuis mu installé fi yàgg na trop ay at yu bari la c'est depuis 1996 mais amul lenn lu Forteza initié ñëw def ko Ngadiaga su amoon dinañ inauguré. ñoom ñu yokku si ne tàkk-tàkk bii de yeneen pexe war nañ koo xool ndaxte nee nañ dafa am lu ci rax. andi nañ fi ay experts benn société américaine bu ñuy wax Halliburton depuis plus de 15 jours ñoo ngi fi mais mënuñu ci dara doon nañ gis yu fi doon xew yenn saa yi gaz bi di dem ba yàgg problème am ñu ne rabu dëkk bi kat moo tëdd ci tiwo bi wala rabu dëkk bi moo def li moo def laa ñu waxtaan ak kilifa yi ñu def ay ñaan def ay sarax yàlla def gaz bi continuer à dox. ci interview bi nga xamante ne moom lañ doon amal ak ndaw ñi ci la ay ñaari takk der nag ñëw teg loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite kuréel gi di Mame Samba Gadiaga ak Baba Mbeng bi ko waa Ngadiaga yëgee ñëpp génn ci mujjantal gi sax dañ leen a mujj a bàyyi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñu waxtaanee njënd ak njaay ci wàllu mburu mi rawatina département bu Mbour commerçant ya fa ne bu nu sañoon daal tere gi jëm ci njaayu mburu mi ci bitig yi kilifa yi daal ci dellu ginnaaw ndax jàppuñ ne ñu ne boulangerie am nañu matuwaay wala tëralin yu ni mel ba mburu moomee askan wi di ci mën a jot ci anam yu mu gënee dañu ciy teewlu yooyu commerçant ci seen kàddu Malick Abou Mangara ak Abdourahmane Diallo. bu ñu xoolee fan yi au niveau de Mbour. chef du bureau contrôle économique commencé wàcce ci terrain bi bu dëkk bu tudd Ñaling commencé ramasser foofu ay mburu nee na su ma ñëwaatee su ma leen fekkaat ngeen jaayaat mburu dama leen teg amende en même temps kaso mun na leen ci fekk. au niveau de département de Mbour 400 et quelques boulangeries 4 moo nekk en règle donc boulangeries yi pare guñu parce que pare guñu pour teg seen point de vente pare guñu pour indi ay oto bu ñu war a jaay mburu bi pare guñu pour loolu. te détaillant bi en général jàppale population bi parce que moo gën a jege population bi te détaillant bi musul dem ci boulangerie demandé ko indil mu mburu donc soo fekkee ni dañu commencé teg ay daanu ci boulangerie bi la ñu war a commencé mais waru lañu commencé exact ñëw rek ci borom bitigé bi commencé moom loolu la ñu comprendre lan la ban état la ñu nekk donc état du Sénégal en tant que détaillant au niveau du Sénégal yaa xam naa ñaari Sénégal moo am Sénégal détaillant ak benn Sénégal parce que détaillant ñun gisuñu suñu bopp ci nguur gi xanaa bàyyi leen lii wala fay leen lii donc loolu moo tax nag nu xalaat ñun mënuñu jàmbaarlu ak nguur parce que loi moo tënk ñun ñëpp mais mun nañu ñëw nu wax suñu xalaat mooy ñun duñu laalaat mburu en tant que régluñu lu ñu war a régler boulanger bi mu nekk en règle teg point de vente nu jéem aménager moom mu mun a jaay mburu loolu la ñu xaar nguur gi nag dañu xaar nu woo nu waxtaan lu dul mën duñu jaay mburu te am na yeneen lu ñu nar mooy mun nañu tëj suñu bitig yëpp nu bañ a jaay du mburu rek.
sëñ Cheikh. Alaaji daal di faale nag jangeen yi sa kal yi. ak gayeen yeeg mbéygeen yi ñu ngi jaaxle de ñu jaayal mburu daal. waa ji daal waaw bu nu tuuri mburu mi rek. ñu bàyyi gars yi dem jëlal ko seen bopp. nee na ko daal mburu mi daal kenn du ko fi jaay. wax nañ dëgg nag c'est-à-dire mburu mi pour mu egg ci askan wi yëpp. il faut ñu bàyyi ba tëralin yi mat. la da tere yi wala. voilà mi ngi noonu loolu dëgg ñoom it ñu koy def ci fu set. mooy dëgg mooy dëgg Alaaji bismillah. ñu dal di ko door rek wàllu football ak Guédiawaye football club mi nga xamante ne ci Ligue 2 bi lay daal di yëngu ñoom nag dal nañu am njiit lu bees moo di Lat Diop doon jamono gi directeur général bu LONASE moom nag la ñuy xaarandi ci moom mooy mu gën a jàppale équipe bi te sax ci ay dig ngi ne daal dana mettre li nga xamante ne daal moo di moyens yi ngir équipe bi mën a atteindre objectif am bi nga xamante ni moom la ko moo ko gën a soxal moo di fexe ba ñëw ci Ligue 1 bi dañ siy daal di déglu ki nga xamante moom moo yore bu mu jokkoo bi foofu la ci Guédiawaye football club di Malick Sy si micro Malal Junior Diagne. am nañu effectivement président bu bees parce que booy seetlu dañu woote woon woo doomu Guédiawaye yëpp pour ñu ñëw jàpp si équipe bi ñu wootee doomu Guédiawaye yëpp aussi waxtaan si ak ñu bëri donc le président Lat Diop nga xamante ni moom mooy directeur général LONASE ñëw wuy si ñëw nangu accompagner club bi jël présidence bi pour yore club bi incha allah alors moom ci yore club boobu muy nekk président wu Guédiawaye football club mission yi nga xamante ni moom am na ko mooy boole doomu Guédiawaye yëpp autour du club pour ñu am un club de ville ñu am club bu nga xamante ni wax dëgg yàlla dëkk bi yëpp ñëw si wuy si waaye itam mu nekk club bu nga xamante ni ci ay at yu néew day nekk club bu performant day nekk club bu nga xamante ni dina mën a jouer sax ay rôle yu mag a mag ci Sénégal waxatuma nag ci Afrique loolu nag daf koy def ànd ko ak doomu Guédiawaye yëpp waaye itam ànd ko ak El Hadji mi nga xamante ni mooy directeur sportif bi nga xam ne am na benn projet bu ñu fisale woon moom day encadrer loolu yëpp vraiment boot Guédiawaye gi yëpp njabootam la parce que ñun ñoo ko woolu ñun ñoo ko soxla indi ko mu d'accord si donc président Lat Diop incha allah léegi moom mooy président Guédiawaye football club moom jàpp na ni daal lépp loo xamante ni am na ko ci xam-xam am ko ci mën-mën am ko ci sañ-sañ ak doole bi mu am ak sur le plan financier koppar yi mu am dana ko investir ci club bi pour que club bi nekk un club performant waaye nag club bi nekk club bu nga xamante ni dafay jël en charge doomu dëkk bi yëpp nekk si biir ku nekk dugal si loxoom parce que c'est possible ndax am nañu potentialité donc moom vraiment li mu bëgg daal mooy réunifier le club là li mu bëgg mooy équipe bi jouer le premier rôle te moom pare na pour def si lépp lu mu mën pour que équipe bi nekkaat si mu war a nekk incha allah. voilà ñu daal di waxtaanee wàllu championnat d'Afrique des nations di CHAN Coupe d'Afrique bi nga xamante ne dañ ko jagleel jour yi nga xamante ni fii nii ci Afrique la ñuy daal di kon bokk football yëf yi ñu ngi koy amal foofu la ci Cameroun mi ko organisé sax moom démb dafa daal di match un but partout diggam ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Mali ku ci nekk nag jot naa dugal moroomam benn but Burkina Faso moom daal di daan ñii di waa Zimbabwe ñetti bal ci benn la ci des nag ci jogante dañ ko yeggali ni ki tey ji tàmbale waxtaane championnat yi ci biir réew championnat bu Espagne démb 19e journée ñu ngi doon ko doon amal jàppaleen Betis Séville moom dafa daal di am ndam ci diggante ak Celta Vigo 2-1 ñi nga xam ne ñoo di waa Getafe daal di daan ñii di waa Huesca ci wàllu Coupe du Roi d'Espagne 16e de finale dem nag Real Madrid moom da ci jëlee ab mbetteel gu rëy ndax équipe bu 3e division di Alcoyo moom moo ko daal di daan gannaaw prolongation yi loolu nag di firndeel ni jafe-jafe yi nga xam te ni jamono gi ñii di waa Real Madrid nag ñu ngi koy daal di dund tey yi nag ci ngoon ñi nga xam te ñoo di waa FC Barcelone ñoom itam dañu daal di sóobu ci jogante yi seen digg ak geneen équipe nga xam te ni moom itam ci 3e division la daal di nekk ñu daal di waxtaane Super Coupe d'Italie ni ki démb nag ñi nga xam te ni ñoo di waa Juventus de Turin ñoom ñoo daal di jël ndam li seen digg ak ñii di waa Napoli Cristiano Ronaldo ak Alvaro Morata ñoom ñoo jot a dugal butu équipe bi nga xam te ne moo di Juventus de Turin daal di dugg kon bokk ci taarixu googule compétition ndax bi moo di seen 9e Super Coupe d'Italie bi nga xam te ne gagné nañ ko googule jogante sax démb ki nga xam te ne moo di Kalidou Koulibaly jot na ko football waaye teewul équipe am daa mujj ñàkk championnat bu Angleterre itam daal dina am démb ay jongante Manchester United daal dina foqati place bu njëkk bi ci ñi Manchester City la ko war nag moo di démb ñoom itam dañoo daal di am ndam seen digg ak ñi di waa Fulham 2-1 Aston Villa nag moom itam fàttali ni bërki démb dañu ko daal di daan ñaari bal ci dara wala boog démb sax ñi ko daan moo di ñi di waa Manchester City tey jii Liverpool dana tase ak ñi di waa Burnley ci bu 20h jotee ngir mën a am ndam ba ñaari équipe bu Manchester yooyu le daal di ko roppi championnat bu Espagne bu France ñoom dañoo doon kon boog dabe seen 9e journée ni ki démb Olympique bu Marseille di wéy di nekk ci ay jafe-jafe ndax démb ci dëkkam Vélodrome Lens moo ko fa daal di fekk daal di ko daan benn bal ci dara Allemagne nag ñoom itam ñu ngi seen 17e journée Bayern Munich gën a dëgëral taxawaayam ci bopp raw gàddu gi ndax ñoom démb dañoo daal di am ndam seen digg ak ñi di waa Augsbourg 1-0 Leipzig daal di am ndam diggam ak ñi di waa Union Berlin benn bal ci dara 2-2 diggante Fribourg ak Francfort Schalke 04 moom FC Cologne da ko fekk ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci dara kon boog Alaaji Asan lii moo fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram rek xanaa faale ñi fu mu toll ni tàmbalee woon seen bopp ci mburu bi nga xamante ni waa ñi ko doon wax message yaa ngi daw waaw mu ngoon bi moom sama turandoo moo tax faale ni dama lay mën a wax dara waaw doo ko mën a summi kooku Cheikh Tidiane Fall waaw jërëjëf Cheikh Tidiane merci jërëjëf
pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. xibaar yi cosaan yi chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi tàmbale ko lu soxal littérature ak téere bu bees bi nga xamante ne Mansour Gaye di ab jeune écrivain soqe ko diwaanu Louga daal di siwal fi nga xamante ne mu ngi sensibiliser ndaw yi ci gàllankoor yi nga xamante ne réseaux sociaux yi ci mel ni Facebook mën na ko andi Abraham Paul Pouy ngir yeneen i leeral. ginnaaw bu mu génnewee téereem bu njëkk ci atub 2018 mu bind ci El Hadji Djily Mbaye bindkatu Lougaatois bi tudd Mansour Gaye génnee waat ñaareelu téereem mi wax ci wàllub Facebook. suñuy xalaat yi ñu am ak ni ñu gisee réseau social bi di Facebook ndax ku ne xam na ni dañoo bokk léegi ci sunu dund. livre bi nag mu ngi am ci lu toll ci 112 pages mu xaaj ko ci fukk ak ñetti chronique mi wax lu baax ak lu bon li nga xam ne mu ngi ci biir réseau social bi di Facebook. am na ci nuñ ko war a jëfandikoo nañ ci gën a xiir nit ñi ñu jëfandikoo ko noonu ba nga xam ne ni ci sunu wàllu business danañu yokk bu dee ci sunu wàllu xam ne dana yokk mais lépp ñu def ko avec mesure moo wax Facebook ni un mal nécessaire wala un mal avantageux. ci ni nag bindkat bi wax tamit ci ni ñu war a protéger données yi ci Facebook. ñu ni défi bi Facebook am du question rek commerciale waaye fi mu toll nii nañu sécuriser suñuy données dëkk yi nga xam ne Facebook ma nga fa war nañoo teg ay kuréel yu am doole yu mel ne CDP fii ci Sénégal ñu gën koo dooleel. moom nag Mansour Gaye di lancer ab appel jeunes yi nga xam ne ñoo ngi ci Facebook mu leen di xamal ne war nañoo utiliser bu baax lii di réseau social bi lee. di ko jaajëfal ñu daal di léegi wutali Kaolack ngir gën a xamante ak beneen groupe ndaw ñoom ay rappeur lañu jógee ci goxu Djilor Djidjack ñetti ndaw lañu génnee seen single bu bees di ci waxtaane wàllu aada ak cosaan waaye itam ci lu soxal askan wi foofee Ibrahima Diame. ñetti ndaw lañu di door tàmbali di monté kon ci rap bi Yang Dala NG Young Boy ak Omzo ci seen single bu njëkk ñu daal di woy lépp luy aada ak cosaanu seen dëkk di Djilor Djidjack. dañu fonk aada ak cosaan Djilor Djidjack dëkku Léopold Sédar Senghor. seeni groupe mu ngi tudd Black Crazy Saliou Traoré moom mooy seen jiit. suñu cosaan lañ ci woy lu ñuy dundee suñu biir comme musulman yi ak catholique yi loolu mooy sens son bi surtout cosaan bi te dëkk bi tamit dañoo suude wu mel ni coccyx boo laalee kii laal nga kii parce que ñëpp ay mbokk la. li ko dalee ci fondation dëkk bi ak lépp luñ fay def jëm ci wàllu aada ak cosaan ndaw yi bàyyi ñu dara ci seen single bi de. ñoom nag ñu ngi door a door waaye nag ñu ngi xool fu sori te mën na ñàkk yomb. ñu ñooy viser suñu bopp fu ëpp fii. metti na lool tamit metti na lool instant nii dañoo bëggoon génne benn projet mixtape au moins ay 7-8 sons bind nañ ko teg nañ ko mais lu koy génne loolu mooy problème bi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal mbokk yi yéen ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko